Talla Sylla seen dëkk ba Thiès ci njeextalu ay bés bi lu fa musul am di fa am mooy jongante Sénégal ci wàllu football équipe nationale guléet mu fay dalal jongante ci stade Lat Dior xewa moom wax dëgg yàlla am na dayoo dëgg ci yéen rawat na yow mi nekk maire foofa. waaw xanaa sant yàlla tey wax tombe wala rafet gaaf ndax lu mel nii dëkk bu nekk ci biir Sénégal bu sañoon am ko kon ñu ciy gërëm d'abord fédération bi mais aussi waa CAF puisque su leen neexoon du am mais surtout di gërëm ministère des sports ñoom itam am na rôle buñ ci joué mais di wax ne Thiès bañ ko tàmbalee wax ak léegi am nañu mbégte ci ni ñu feeñee ci yëf yi ndax wane ni mbir mi intéressé na leen ñoo leen te pare nañu tamit pour gunge équipe nationale ba mu am ndam incha allah samedi. lii catli rek mooy tuutiwaayu stade bi ci wàllu place yi 12000 places faf sax ñu ne 8000 billets la ñuy jaay ngir wattandiku kaaranga ak ñoom seen ngir dégg nañ sax sànq ci xabaaru sport yi jàmbatu waa kees yi ci jafem wut billet ak ñoom seen loolu de mooy catli xanaa. waaw waaye ñu sant yàlla ndax. dafa am lu bees lu ñu tàmbali mooy génne yëf yi Dakar jëmale ko ci biir Sénégal ndax ñëpp sénégalais lañu alors bu lu mel noonu amee nag te fekk politique gu infrastructure yi sportive yi yeggagul woon fenn fi il est normal qu'au début en dehors de Dakar doo mën am stade bu am capacité bu Léopold Sédar Senghor am. mais li wér te wóor mooy bunt la boo xam ne ñëpp ñi nga xam ne loolu dafa nekk ci seen loxo dinañ ci jaare ngir tabax. ci biir Sénégal moo rawatina ci biir Thiès stade yoo xamante ne bu beneen yoon te lu mel ni war a am du ñu boole ci wax ji maanaam teewu stade waaw capacité bi waaye itam yembaayu yëf yi taxu koo demee noonu ab ñam jabal xaw na ci am as tuut est-ce que lii justement ci bu ñu sukkandikoo ci li nga wax léegi du occasion nag wax dëgg yàlla diwaan yi ñu jagleel leen li nga xam ne moo war ci wàllu jumtukaay muy sport mbaa leneen ndax lii mandarga la rek ci manqué yi am ci diwaan yi nga xam ni du Dakar. waaw xam nga man depuis 2007 je prône ce que j'ai appelé la dédakarisation du Sénégal mënuñoo nekk ci am réew saa yu ñu xëyee li ëpp ci réew ma bu ñu bëggee faj seen soxla ñu koy faje ci benn dëkk wala ci benn quartier et je pense que y a quand même ay initiatives qui ont été prises y a infrastructure yu ñu commencé taxawal ci biir Sénégal yoo xam ne dinañu inverser mouvement boobu ba indi leneen donc nga xam ne du yem rek ci domaine sport mais domaine sport ñëpp xam nañu ndawi Sénégal magi Sénégal sax d'ailleurs daf leen intéressé muy football muy yeneen yi kon faw infrastructure yu yaatu yu mën a attan ay compétition internationale ñu tabax leen pas seulement à Thiès mais également à l'intérieur du pays loolu dina am solo ba citoyens yi sentir seen bopp. ci dédakarisation boobu nga wax sax looloo waraloon ñu rénover lii di stade Lat Dior bu Thiès ci atub 2004 moom mooy projet yi nga xamante ne ñu fi amoon jamono jooju donte sax yu bëri sotteegul est-ce que jamono jooju stade bi nga xamante ne 12000 places la waruñu woon xalaat gën kaa yaatal ndax du àll ba moo fa ñàkkoon foofu stade Lat Dior nekk amoon nañu espace. waaw xam nga tey jii dafay yomb trop nga nekk ci 2019. ñi fi nekkoon 2004 di def nga ni y'avait cas je pense que contexte bu nekk. dafa am lu ca xew loo xam ni nga mën a ignorer peut-être ci éléments yi yoon présider au choix de ñi doon tabax defar yaatal stade bi c'est-à-dire ba tax defuñu peut-être ñun ni ñu gisee tey. mais il est clair que stade bi am na espace bu mu mën a yaatoo. mais en dehors de stade bi nous allons vers la construction d'une nouvelle ville. Depuis le 5 mai 2018, en présence du Premier ministre, j'ai, avec l'équipe de la ville, lancé le plan de développement de la ville de Thiès. waaw ci plan de développement ville de Thiès boobu mooy lépp loo xam ne naal nañ ko ngir yëkkati Thiès ci kaw am na lu toll ci juróom-ñaar fukki projet ak juróom yoo xam ne teg nañ leen te bokk na ci Thiès bu bees bi ñu bëgg a tabax. ci boo jógee tey jii aéroport bi ba romb ko jëm ci biir zone bi ñu tuddee tey jii ouest alors foofu lañ ko war def te au moins di nga am nañ fa hectares yu doy yoo xam ne li ñuy xaar ci président de la République
commune yu ndaw ci biir. da nga bëgg ñu delloowaat ko na meloon. waaw parce que doxul maanaam tey jii xam nga mën nga nekk Dakar nga woo nit foo nekk mun la maa ngi Médina wala maa ngi Parcelles mais amul kenn koy woo Thiès foo nekk mun la maa ngi Thiès Est wala Thiès Ouest donc su fekkee dañu bëgg a dem te bëgg collectivités yi am doole bu leen mën a may ñu mën a jublu ci yu mel noonu dañ leen di jox doole nga xam bu boobaa 80% wu aéroport bi tey jii mi ngi nekk ci biir département Thiès bu boobaa day nekk ci ville bi ji ñëpp xam nañu Kayar bu boobaa day nekk ci biir ville bi bu boobaa sax day dinañ mën a wax ne Thiès am na géej. léegi seen diggante conseil départemental bi laa tamay bàyyi Georges ñoom it daanaka mennum yitte yi la luy jëmale tund wa kanam conseil départemental beeg mairie bi naam sa diggante ki jiite conseil départemental bi di Idrissa Seck taxu koo demee noonu waaye ci wàllub liggéey est-ce que yéen a ngi lëkkaloo ci yoo xam ni war naa mën a tax li ngeen nas yéen ñëpp sotti foofu ca Thiès. man conseil départemental la. ma ngoog sax. waaw donc man ci conseil départemental bi laa bokk alors kon lépp loo xam ne dañ ko war a def te muy jariñ ñi nekk ci département Thiès damay am yéene mu àgg loolu moo jaadu saa yu ñu wootee conseil départemental damay ñëw mais man nag suñu wootee 10 heures su ma toogee ba 10 heures et quart ñi woote ñëw ñu damay dem loolu ñi ma xam ñëpp xam nañ loolu ndax su ma wootee 10 heures man ci biir mairie Thiès bu 10 heures et quart jotee damay def appel parce que man maa fay jiitu donc bokkuñu compétence kon xëccoo amul maanaam kenn ku ci nekk dafa am loo xam mooy sa wàll par exemple tey jii boo jógee ñi war a gunge lycée yeeg collège yi conseil départemental la. communes yi ñoom ñoo war a gunge école yu ndaw yi. alors léegi nag ville de Thiès dafa am yoo xam ne mooy rôle am donc ci biir loolu amul benn xëccoo li am solo daal mooy képp koo xam ne jox nañ la ndomba tànk wala ñu dénk la cër nga jàpp ne yow surga nga. maanaam yow Baay Faal nga dañ laa dénk loo xam ne yi man ak ñi nekk foofu ñu nangu ko ñu bañ ko nangu ñun ñooy mbindaanu waa Thiès. jumtukaay yooyu nemeeku nañ ne xëy na Thiès la fa am taxu koo bëri donte sax yéen ngi waaj stade bi nga wax sànq 2004 ba léegi am na ay chantier yi nga xamante ne noppi wuñ fa bokk na ci. stade Maniang Soumaré donte sax am na leen li nga xamante ne jéem nañ ko faa def ci gazon ak champ de course ak yeneen yéen waa mairie ba est-ce que gënul woon ngeen dugal seen loxo au moins ba yenn chantier yooyu pare. voilà moo tax ma ne la xam nga tey booy liggéey même kër boo koy tabax da ngay am plan bi ma ñëwee dama dajale ñëpp ñu liggéey ba am plan agence régionale de développement. ñoom laa wax ñu jiite liggéey bi service déconcentré état bi yëpp ñu boole leen ci. boole ci communes yi boole ci société civile bi boole ci délégué de quartier yi boole ci imam yi boole ci organisation jigéen ñi xale yi ñëpp ku ci nekk ñu laaj la xalaat xam man juróom-benn weer yu nekk damay def audience publique def naa ci 9 di jëm vers 10e bi chaque 30 octobre chaque 30 avril damay rendre compte waa Thiès ci li xew ci seen dëkk ak lu ma ko yore ak jafe-jafe yi wax leen li ñu dëgmal ñu jajal donc xalaatu ñëpp ba am plan boobu moom laa leen ni moo am juróom-ñaar fukki projet ak juróom pour montant globalu 78 milliards 725 millions moom la ñu présenté woon le 5 mai bii passé donc ngir ñu mën a tabax yu mel noonu nga xam ne xalaat nañu ne bu fekkee aéroport dafa ñëw nga xam ne aéroport bi diggante AIBD ak Thiès fukki minute nga koy def donc kon aéroport bi aéroportu Thiès la loolu mooy li am léegi nag su lu mel noonu amee dafay am lu mu jur mooy nit ñi dañuy ñëw Thiès maanaam à condition que Thiès mën leen a dalal donc ci wàllu ay hôtel yu mag am na lu ñu ci naal am na yu fa juddu am na yu xam ne ñi ngi defaraat seen bopp mais am na yu bees yu ñu naal ay centres commerciaux am na yu bees yu ñu naal am na ay Promoville tey jii boo xam ne c'est un programme du président de la République mais ñuy gunge ci defar nañu fukki tali ak ñeent ci biir Thiès yoo xam ne day ànd ak éclairage public ak assainissement. loolu problème la voirie. voilà ci côté yooyu yëpp parce que loolu boo bëggee liggéey da nga koy waajal 3000 lampadaires solaires yoo xam bientôt ANER ànd ak ñun samp leen ci biir dëkk bi bu boobaa dina yaatal sécurité bi yombal lu bëri ba c'est-à-dire opportunité yooyu ngay wax bu nit ñi sawaree ñëw Thiès ñu ñëw fekk fa ñu am possibilité pour dalal leen ni ñu leen war a dalalee loolu nag ci loolu lañ jëm nga xam ne liggéey loolu yëfu développement la du politique politicienne parce que jamono bii ñu jëm dafa am benn match bu jeex am match bu ñu jëm alors match bi jeex mooy affaire élection loolu suñu ginnaaw la te ki nga xam ne moom la suñu borom dogal ne moom moo falu muy président Macky Sall ñu koy féliciter moom woote na dialogue donc wax ne Sénégal moo gagné alors loolu ñun ñëpp dañ ko war a déggee noonu mooy lépp lu ñu mën ci wàññi polémique bi ñu wàññi ko
nit mën na bañ a bokk gis-gis ak ñeneen mais une fois que élection. waaye nag Talla Sylla loolu du doonu lay ci yow ndax match boobu ngay wax di élection présidentielle bi. ak dayoo ngeen woote foofu ne moom ngeen am ci wàllu politique ca Thiès muy yow maire ba Talla Sylla. di ñoom Siré Dia directeur général poste ñoom Abdou Mbow kii Malick Mbaye yéen ñëpp Idriss Seck daf leen a boole taxañ daan leen ci élection yooyu gan jàngat nga ciy def. xam nga tey dama la wax d'abord ne la élection jeex na mais leen dafa am. tey jii sans vraiment dugg ci affaire polémique su fekkee dañu dem élection benn nit rek ñu ni kii rek moom ci candidat yi moom moo dëkk Thiès déjà loolu dafa am lu muy jur dina am ñoo xam ne uniquement dañuy voter parce que diw moo bokk Thiès Sénégal noonu lay doxee boo seetloo daanaka à part mon ami Madické ku ci nekk dëkk ba nga dëkk yaa fa gagné loolu c'est une donnée beneen bi ci topp mooy su fekkee da nga am coalition bu dajale ñaar fukki candidat ak benn yow nga dolliku ci plus ñeneen xel mën na nangu bu ñoo ñëpp dajale nga mën a am fu mu loolu mën a am fu mu feeñee loolu jaadu na boo seetloo élection bu ci nekk dafa am réalité 2017 Benno Bokk Yaakaar moo fa gagné avec sur la base de 80 000 voix yu mu amoon ñu teg ci diir bu gàtt ñu def beneen type d'élection candidat wu Benno Bokk Yaakaar yokk voix yi jóge 80 000 dem 100 000 te taxul mu gagné parce que am na ñeneen ñu dajaloo kenn ku ci nekk weccet yi nga amoon nga dajale ko ñeneen ñi devancé ko de 20 000 fois xam nga loolu mooy élection c'est-à-dire aussi ni nga mën a nangoo ne gagné na ci Sénégal noonu nga war a nangoo aussi ne gagné nañ ma fee après ña fa nekkoon su fekkee dañoo jëm ci beneen type d'élection kenn ku ci nekk bañ a bàyyi ba jaan rom ba pare nga topp ci watat yuy dóor élection législative jeex na élection présidentielle jeex na beneen élection lañ jëm bu fekkee dañuy jëm ci beneen élection kenn ku ci nekk nga jàngat li weesu la war nga def ko. ci gàttal daal élection locale yi ñu dëgmal décembre foogoon ni li xew ci présidentielle bi. non loolu du am parce que d'abord on n'aura pas les mêmes candidats d'abord ça c'est la première chose du même débat yi mooy am du même sujet yi la ñuy waxtaanee. ensuite du doon même candidat yi comme ni ma la ko waxee léegi de ce point de vue là kon nit ñi faral naa kii ak faraluma kële man bëri na ay ñoo xam ne samay xarit lañu. mais même bu fekkee ne du même type d'élection ñenn ñi dañuy impliqué wu te yenn saay confusion boobu day am. waaw mais xam nga nit ñi dañu war a jàngat ne buñ ne décentralisation du recentralisation maanaam suñu demee élection locale ëllëg du Macky Sall la ñuy voter parce que moom votel nañ ko ba pare du ñi contrôle Macky Sall la ñuy votel sauf bu fekkee ci ñoom am na ci ñoo xam ne ñu présenté wu ci élection locale voté wuñ tamit pour ay parti xam nga man dama mas a prôné Babacar ni dañu war a dem vers l'élection du maire au suffrage universel direct maanaam au lieu ñuy fal ay conseillers daje di fal maire maanaam maire day présenté wu comme ni président di présenté woo nit ñi xam kan moo bëgg a nekk maire bu boobaa du ñu fal ay parti parce que soo falee parti bu fekkee par exemple ñi gagné ñooñ ci président de la république la ñu far c'est comme si da nga indi une sorte de recentralisation puisque jox nga président de la république buntu boo xam ne. mais loolu bu ñu ko defoon ci élection locale yee passé doo nekk maire. non loolu xam nga loolu boo ko waxee dafay jafe àtte ndax lu passé la li am solo mooy bu ñu ko defee bii ñu ñëw ñu xool kan mooy doon maire c'est-à-dire que li ma bëgg a wax rek mooy li may prôné wu ma ko tey. ñi am ay archives xam nañu depuis 1998. loolu lay wax en 2005 dama publier un texte bu tudd les réformes institutionnelles au Sénégal. sujet yi nit ñi di agité fii yépp ci Sénégal je les ai abordés. ba ci sa constitution ba ba ci constitution baa ngi juddoo ci texte boobu. en 2007 dama proposé projet de constitution boo xam ne lii may wax nii mi ngi ci biir wax naa ci waxu IGE. ni ñu ko war réformer wax naa ci fonds secret ni ñu ko war réformer wax naa ci yu bëri mais xam nga nit ñi dañoo mën a fàttee fii ci biir Sénégal loolu aussi c'est une réalité maintenant ci biir loolu li may proposer. waaye kii ngay jàppale itam di Macky Sall moom daa yooyu itam yitteelu ko yeesal yooyu nga xam ni jàpp nga ne am na solo. waaw xam nga tey jii man président Macky Sall maa ngi moom xamante nañu su ma toogee ak moom li ma gëm laa koy wax comme ni ma Sénégalais yi xamee alors Sénégalais yi éliruñ ma moom la ñu élire. donc su fekkee ne ci biir espace boobu nga xamante ne moom ci lay dox saa yu ma ci laajee sama xalaat dinaa ko wax sama xalaat ci espace public bii ma am lii sama xalaat dama koy wax xam nga wax naa ni la ville de Thiès ak tel que ni mu bindoo tey baaxul loolu sama xalaat la. wax naa aussi que mode de scrutin bi ñuy tànnee maire baaxul mode de scrutin bi ñuy tànnee député tamit baaxul
dama wax ni député kenn waru ko fal ci liste parce que tey jii Babacar yow mën ngaa nekk 7e ci liste bi nit bëgg nga falu mais pour nga falu il faut que keneen ku nekk 6e ak ku nekk 5e ak li ko jiitu falu te mën na am nit kii bëgg nga falu bëggul ñooñu falu mais pour nga falu il faut mu fal ñooñu te loolu baaxul alors que nit ki mën nañoo bañ a xam sax ñi ñuy fal ñu mu doon looloo xew ci local yi aussi. alors de telle sorte que suñu demee vers l'élection du maire au suffrage universel direct nga xam ne nit ñi xam nañ ku ñuy fal dootuñu falati ay parti dootuñu falati par exemple ay leaders nationaux mais dañuy fal ñi doon candidat nit ña nekk ca gox ba identifier leen xam nañ leen parce que ñoo dëkk ak ñoom ñu xool ndax kii su ma ko dénkee sama maire dina am sama jot ndax kii su ma ko dénkee sama maire ndax dina ma considérer comme. xanaa kon dañuy dindi liste majoritaire bi. loolu laa wax nañ ko war a supprimer. bu ñuy élire maire nekk élection départementale carrément. maanaam bu ñuy élire maire au suffrage universel direct dañuy élire les conseillers ci chaque quartier au prorata de la population. parce que tey jii mën nga am parti bu am doole au niveau national nga defal benn liste mu doon turu parti bi ak quel que soit ku nekk ci biir liste bi nit ñi xamuñu loolu dañ naan nañ voteel diw ma jiite parti bi au niveau national bu ko defee dina mën a am ay quartiers yoo xam ne amuñu sax ku leen nekkal ci liste bi te du tee liste bi gagné alors que bu fekkee ne conseillers yi dañ leen a fal quartier bu nekk ña leen di fal xam nañu ñi ñuy fal ñan lañu ndax gis nga ASC bu nekk bala nga caa jóge dem nekk zone day fekk waa quartier bi wóolu la bu la waa quartier bi tu n'as aucun moyen pour dem ci zone bi. faut que quartier bi mandataire. mais il faut loolu c'est notre pratique démocratique. buy feeñ ci organisation des élections. ci tënk ginnaaw waxtu bi jeex na élection locale yooyu ñu jëgmal décembre candidat ngay doonaat ci xëccoom mairie Thiès am. waa Thiès xam nañu ne maay seen maire parce que bu ñu nekkee ci dëj man la ñuy gis suñu nekkee ci ngénte man la ñuy gis suñu nekkee ci football man la ñuy gis suñu nekkee ci daayira yi man la ñuy gis bu ñu nekkee ci église bi man la ñuy gis. waaye nag Idrissa Seck moo tax nga falu de moom moo la jàppale woon ba nga falu maire nga mujj safaanoo ak moom. xam nga kon kenn du falu te du yàlla tax nga falu. jaarale ko ci doon loolu dëgg la taal waaye débat boobu bëgguma duggaat ci débat boobu. non duggaatuñ ci waaye. xam nga dama ne jaam ak pexem yàlla ak dogalam. waaw pexe mi moo doon. mais Idrissa Seck bokk na ci njila ngemb. nga doon maire xam nga dama bëgg a wax ni c'est-à-dire bëggumoon dugg ci polémique. loolu suñu ginnaaw la koy àtte ma ngi ca kanam man li ma gëm man mooy ku falu yàlla la fal moo ne lu mën na mu war na lu ma àggale daa jot te lu jot ma yombal ko. Talla Sylla maire Thiès jaajëf. kon ëllëg ñu joxoon dañu ñëpp ndaje ca Kees xew-xew ba. waaw ci Sénégal bi Sénégal am ndam. jërëjëf amati ndam.